su ko ku nekk defaree sa kër ku nekk defar sa koñ buñ ko dajalee léegi Sénégal baax donc ñooy nañ ci yokk nag di def lu ñuy wax activité sportive mooy fexe ba di 15 jours yu ne wala 1 mois bu ne ñu génn nit ñi ñu defar seen yaram ndax yaram gu wérul mënul bay yaram gu wérul mënul nu mu turati jaamu yàlla yaram gu wérul mënul maye deret lépp loo xam ne day jëriñ wér gu yaram a koy def li ci ëpp bokk kon ñu ne seetlu nañ ni lu bëri ci Sénégal yi dañuy teel a bàyyi ku ci am yenn at yi rek jàpp ne léegi mag nga kon nañu fexe ba di motiver jigéen ñi surtout ak mag ñi ñuy génn di def ay activité moo xam ay marche la ñuy def ku mun a daw ak yu mel noonu bëri na daal activité yu mel noonu ñu boole si nag ay activité di former jeunes yi ay formation yoo xam ne dina leen jox diplôme jox leen liggéey tey dinañ former jeunes yi ci li ñuy wax apiculture mooy nu ñuy def ba yar ay yamb ak yu mel noonu ndax nit ñi soo leen ne apiculture dañuy jàpp ni lu ndaw la mais ñu ngi liggéey ak ku mel ni colonel Dembélé nga xam ne xam-xamam ci loolu la màcc mais ndaw gu am lu ñuy wax ay ruche nga am ci ñaar wala ñett yamb gi doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan boo xasee ba am ruche moom su xëyee mooy dem toppatoo li muy toppatoo ñëw waaye di nga gis ndaw goo xam ne bu amee ñaari ruche mun na dem ba am 100 000 francs par mois te sonn ci te lem gi loo ci defar nit ñi yóbbu ko ak yeneen yu mel noonu par exemple ci biir dëkk yi biir ville yi fu mel ni Dakar fu mel ni Thiès fu mel ni Ziguinchor nga xam ne réew taax yi dëkku taax yi la mun nañ ci def agriculture urbaine mooy terrasse bu ne nit mun na fa def dara loo xam ne soo jëlee lu mel ni naana bi loo ci bay ñu jël ko te mun nga am sa benn 10 mètres carrés sa terrasse di fa def naana mun na andi revenu yooyu ay xalaat la yu ñu am yu ñuy lancé bu soobee yàlla yoo xam ne jàpp nañ ni mun na nekk ay activités de développement yuy jàppale Sénégalais yi yuy jàppale ndaw ñi bu baax pour ñu am revenu waaye mu jëriñ également réew mi kon mbégte la ñu ñëw fii ànd ak ñëpp tey moom bayloo nañu ñëpp même waa sécurité bi sax yéen nañ tuuti ci mbir mi waaye c'était à titre symbolique rek xam naa ne suñu newoon ci toolu gerte yi lay gën a yomb ndax fii moom ban bi dafa xaw a diis waaye ñu woon ndaw ñi rek ni ñun ci lii la ñuy màggee yaroo ci te yàqaluñu suñu jàng musuñoo tardel si jàng musuñoo tere am note bu baax kon ndaw bu jàng ba école tëj rawatina nag ndaw moo xam ne dafa opté moom nekk ci mbay mi waaye ndaw bi nga xam ne jàng na ba école tëj mën na dem defi activité yu mel nii mu amal ko njëriñ amal njëriñ réew mi amal njëriñ ay waajuram. Président Ousmane Sonko di jeexalee waxtaan bi nga xamante ne seq na ko ñun ci ay fàttali yu am solo ay ndénkaane yu am njëriñ ak cant goo xam ne jagleel na ko patriote yi nga xamante ne nangu nañu ànd ak moom ci liggéey bi. nel nag ci wax toujours réitéré suñu mbégte ci nekk ñëw fii ànd ak nag suñu njaboot muy un plaisir particulier soo ñëw ba gis say doom fa nga daan footballé yow nga ñëw fekk leen fa ñu fay footballé di nga ci am ñaari sentiment di nga ci am sentiment mbégte waaye di nga ci am it dina la delloo ci beneen réflexion ni ñoo ngi avancé ci àdduna ñoo ngi avancé ci at que responsabilité yi bëri na que responsabilité yooyu nag bi ci njëkk mooy responsabilité bi ñu am suñu digganteeg ces milliers wala millions de Sénégalais yoo xam ne am nañu yaakaar ci ñun am nañu kóolute ci ñun yaakaar nañ ci ñun ci xam-xam ci jikko ak ci bëgg réew mi loo xam ne war naa changer war naa mën a changer réew mi ci ni muy doxee indépendance ba léegi te ñëpp xam ko kon loolu day doon lu lay gën a motiver day doon lu lay gën a soññaat ci nga gën a góorgóorlu ñu leen ni feddali suñu kóllëre ak yéen leen wax ni bu soobee yàlla confiance boobu ngeen am ci ñun àdduna du dox ba ñu war ko incha allah politique nag moo métti coow li bëri na nit ñi dañuy wax di suñu amul argument dañu sos lu ne ñu essayé ko wax ci nit ñi waaye li ngeen gis ci ñun ba wóoluñu te du xaalis guñ leen jox du diggee yuñ leen dig waaye lépp mi ngi lalu ci jikko ci gëm-gëm
ci njub bi ngeen yaakaar ci ñun, ci xam-xam bi ngeen yaakaar ni am nañ ko, waaye surtout bëgg réew, jiital intérêt réew bi ngeen yaakaar ci ñun, te boole ci sénégalais yépp nag sans distinction, ndax ñépp la ñu njaboote. yàlla may ñu bokk fépp. ñu leen di feddali ni kóllëre googu ñu ngi koy yeesalaat te di leen dalal seen xel ni àdduna du yàgg ba ngeen dégg ni Ousmane Sonko war na leen. àdduna du yàgg bu ngeen dégg ñu ne ci li ñu bokk ñun ñëpp muy réew mi Ousmane Sonko def na ci lu mu ci warul def, wala jël na ci lu mu warul jël, wala ñu ne jaay na intérêt réew mi. waaye àdduna du dox ba ngeen dégg ni dem na jaay ngoram comme niñ ko faree gis ci politique pour ay avantage, moo xam alal guñ ko jox wala ay poste yuñ ko wax wala yu demee noonu. loolu mooy sensu suñu combat, te li ñu ko may gannaaw suñu yaru waajur ñu leen di gërëm di leen sant, li ñu ko may gannaaw valeur ak diine yi nga xam ne jëlee nañ ko ci diine ak ci suñuy aada yi ñu yaree, li ñu ko may mooy lii, mooy dañoo teel a yaru ci ñaq. loo dundee na nga ko ñaq, loo am na doon loo mérité. loolu moom la ñu jiital tey ba lii ñuy def ni ci politique. moo tax éducation am solo, nañu fexe ñun ñëpp ba la ñuy jiital ci suñu njaboot na doon ay valeur ak ay qualité. jàngal leen liggéey, jàngal leen endurance, jàngal leen honnêteté, intégrité. loo moomul bako, lu sa yoon newul bu ci wax, nañ ko teel a jiital suñuy njaboot. enfin di gërëm waa Pastef yëpp, ndax parti la boo xam ne parti bu exceptionnel la. Pastef nekk na parti boo xam ne juróom benni at ci gannaaw ba ñi koy sumb di daje naan dañuy def parti matuñu woon fukk, gën saa bëri juróom-ñett lañu woon. tey Pastef ci diir bu gàtt mu nekk mu toll fii mu toll. ma gis ci nag engagement boo xam ne man daf maa yéem. man damay toog ba si yàgg ma ne man est-ce que man maa jiite Pastef, ndax loo orientation boo jël rek, programme boo wax rek, balaa ngay daaneel sax waa Pastef jiitu nañ la ci bu yàgg ba pare gën la koo gëm. loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax, di féliciter tous les militants et toutes les militantes de Pastef, di leen gën a soññ ci liggéey bi. nañu continuer ni ñu nekkee ni. Pastef du parti boo xam ne dañoo gëm ni état bi pour jouissance la, pour luñ ciy am la, déedéet. dañoo gëm ni ñun réew mu sa baax rek dafa am benn génération boo xam ne dafa sacrifié wu. ñu gëm ni nag te Sénégal ñun suñu génération ñu war a sacrifié pour defar réew mi définitivement. ngeen fekk ñu si bu baax a baax a baax. kon ñu ngi leen di soññ te bu leen fàtte objectif boobu jamais. léeg-léeg organisation boo gis ay xëccoo mën na ci am, surtout organisation buy màgg di gën a am doole, nit ñi di jëw par milliers. ambition yi am, ku nekk ne damaa bëgg sama wàll, damaa bëgg ñu jox ma cër. loolu c'est normal parce que ci diine sax dafay am, waaye bu mu tax ngeen réere mbir mukk li am solo mooy ñun defar Sénégal moo ñu tax a jóg. xëccoo poste taxu ñoo jóg. kon nañu gën a góorgóorlu te xam ni bëri nañu ay adversaire. ñi nga xam ne tey suñu discours ak suñu combat politique gêné na leen, kenn xamul nu mu toll. ndax toujours damay faral di wax ni système bi dafa complexe. la ca feeñul moo ëpp la ca feeñ. moo tax na ngeen bañ a fàtte objectif boobu, bañ ñu divertir leen ngeen nekk ci yeneen yu bokkul ak loolu. buñ ci góorgóorloo rek bu soobee yàlla gëm naa ni yàlla dinañu yóbbu fi ñu bëgg. gannaaw ga dinañu may ñu yóbbu Sénégal fi ñu bëgg mu yegg ñun ñëpp. may jeexal nag ci gërëm suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu tertu fii ànd ak ñun, ñoom waa dëkk bi lañu. amuñu nag kattan guñ leen toppee. gis nga ba ñuy commencé waxtaan ba léegi ñoom ñu ngi ne leen continuer ci ak Kadiane di bay. waaye ñu ngi leen di gërëm ci tertu bi ñu tertu fii. di gërëm suñu sœur ak suñu yaay yee nekk fële di def repiquage bi. di gërëm mboolem ñi ñu accompagner, équipe technique yi, sécurité bi, chauffeur yi. vraiment Pastef moom man maa leen amel njukkal, maa leen war a delloo njukkal. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Dañu
Kole kabalando kole mambale kabatale kote ya koboke banku jaro ya rose ni rose ro ko ya soto yo da man ni wona dray bang ya buru ko ten kajanda kole ya sen ibe batale ñu ngi utiliser méthode artisanale mooy suñu maam yi niñ doon bayee ba léegi noonu la ñuy bayee te loolu métti na trop ndax jigéen bu dem ba am at bi yor ay doom war a sëgg fii suba ba ngoon léegi ñoom li ñu wax mooy nu ñuy def ba moderniser agriculture motoriser ko ñu am ay tracteur ay semoir bu ko defee coono gi wàññeeku